asalaamaaleykum internet Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko moom nag tey daal di woon dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Y'en a marre dinañ wax tamit ci ki nga xamante ni moo di capitaine Touré moom nag gannaaw ab révélation yi nga xamante ne nii daal dina koy def kii di papam nag daal dina wax dinañ wax tamit ci ki nga xamante ni moom moo di Mame Gor Diazaka mi nga xamante ni nii moom nag ci xas ak ŋàññ ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko lañ ko xamee woon waaye mel na ni nag kaddu yi nga xamante ni moom la mujjee yëkkati dafay daal di rafetlu discours président Ousmane Sonko mbokk internet yi li moo gën a fës ci xibaar yi ñu ñëw ci faram-fàcce gi. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar. salaamaaleykum internet Feeling Dakar dal leen ak jàmm comme ni ma leen ko waxee woon ca njëlbeenu xibaar yi dañ koy dooree nag ak ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko moom nag daal di woon dem tey jiile fi nga xamante ni moo di ca siège bu Y'en a marre foofee ca Parcelles Assainies mu daal di dem nag jàkkaarloo ak ñooñee moom nag daal nañu waxtaan ci ay point yu bëri lu ci mel ni situation dëkk bi. ak li nga xamante ni moo di manifestation yi jot am file dañuy daal di teewlu rek benn extrait bu ndaw rek ci rencontre bi nga xamante ne nii daal di woon na am ci diggante waa Y'en a marre ak le président Ousmane Sonko. Y'en a marre, vous savez que Y'en a marre représente quelque chose d'extrêmement important dans la lutte citoyenne au Sénégal. C'est le doyen des mouvements citoyens. Non seulement au Sénégal, mais j'allais dire même en Afrique de l'Ouest. Et une fois de plus, Y'en a marre a été à la hauteur de sa réputation, en s'engageant dans ce combat une fois de plus pour la préservation de notre démocratie. Nous avons tenu de longues discussions. Malheureusement, l'atmosphère ne permet pas de les restituer. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous réfléchissons tous sur un agenda, un calendrier pour la République, pour le Sénégal, pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais dans l'immédiat, nous continuons à formuler les mêmes exigences, dont la première, c'est la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques de Macky Sall. L'arrêt immédiat également des persécutions, des arrestations qui continuent, l'arrestation des nervis de Macky Sall et leur traduction devant les tribunaux, mais également la réparation des dommages causés par les meurtres, mais également les blessures graves. Je terminerai en tout cas par lancer un appel à toute la communauté nationale et internationale, les guides religieux, pour leur dire que Macky Sall continue malheureusement dans sa trajectoire dictatoriale. Nous, en tout cas, au niveau du mouvement de défense de la démocratie, nous avons fait poser des actes forts. Nous avons accepté de lancer un appel pour que la tension baisse. Nous avons accepté également de relâcher un peu la mobilisation. Mais en contrepartie, il n'y a aucun acte posé par Macky Sall depuis lors. Alors, il sera le seul responsable de ce qui va advenir, notamment parce que les jeunes n'accepteront pas que des jeunes continuent à être retenus dans des geôles de Macky Sall. Il faut qu'ils relâchent ces gens-là immédiatement. Je vous remercie. waa jógee foofu nag dañuy daal di wax ci woykat bi di Mame Gor Diazaka moom nag Mame Gor gannaaw ba nga xamante ne ni chaque fois bu defee ay discours rek moom dafay daal di xas ki nga xamante ni moo di le président Ousmane Sonko waaye nag cette fois-ci gannaaw ba ko waa Référence Actu TV dalalee moom nag mel na ni ay kàddoom daal dina soppeeku ba tax na sax ki nga xamante ni moom moo di Mame Gor Diazaka moom ndax daal dina wax rek ni que ki nga xamante ni moo di le président Macky Sall moom nag dafa war a daal di dàq ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci entourage am ndax nag ñoom ñoo sabab coow li ba tax na sax moom ki Mame Gor Diazaka daal dina rafetlu kàddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko daan na ko yëkkati ci discours am di woote li nga xamante ni moom moo di jàmm ak salaam ak dal ba tax na nag dañuy daal di teewlu benn extrait bu ndaw rek ci li nga xamante ni moo di kaddu yi Mame Gor Diazaka yëkkati woon ci fi nga xamante ni moom moo di Référence
Actu TV. man mun naa ci politique nit wax dara ma dindi ko wala ma weddi ko mais du ma yéene nit kaso du ma yéene nit dee. te fu dëgg la fekk la fa la lay bàyyi. dëgg moom fu ma fekk fa la may bàyyi. mais keroog discours bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko discours bu ma neex la parce que nee na réew mi bu ñu ko yàqee mais ñoom ëllëg bu ñu demoon ba war a sax jot ci réew mi bu ñu ñëwee ëllëg ñuy liggéey dañuy réparer rek. comme moom tojloowul kenn yàqloowul kenn. te loolu mooy discours bu responsable. mooy profité nag ci occasion bi di ko ci féliciter di ko encourager di ko xamal ni man dama koy wax chaque jour Ousmane Sonko man contre ma ko. sa personne contre ma ko. des fois benn moment dafay am ci yoo xam ni da koy wax ma bañ ci ànd. mais bañuma sa personne. donc nag discours bu responsable la def discours la boo xam ni ñëpp dañ ko apprécier. man de dëgg neex yàlla apprécier naa ko bi mu génnee wax ni ñiy kas ak toj yeeg yàq yeeg lakk yi yónniwu ma leen dama ci kontaan. mais pour génn ci situation bi sànq effleuré nga ko njiitu réew mi lan la war a def lu concret lu gaaw ba nga xamante ni lii dootu fi amati mais dañ ciy génn bu gaaw. Macky Sall li mu war a njëkk a def message bi ma koy lancé moom président de la République mooy mu tas gouvernement bi parce que gouvernement bi man pour man ñu ci bëri waxuma ñëpp nag. mais ñu ci bëri amaluñ ko benn njëriñ. gis nañ fi ils sont impopulaires. ministre de l'intérieur bu ñëw ne ay terroristes lañ ministre des affaires étrangères ñëw attaqué nit ñi ne ay moom it loolu gis nañ ko fii. xam nga tey ministre de la jeunesse kenn déggu ko. xam nga man tey bëgguma personnaliser wax diw la wala diw la wala diw la. président si boppam am na ay conseillers xam na li xew ci dëkk bi. président dafa am ay nit démb yoo xam ne dafa ànd ak ñoom ñafe ñu nekk ay borom xam-xam bokk ci réew mi ànd ak moom cheminer ak moom ñafe. man le conseil que je lui donne mooy niti démbam yi. ay ñoom Aline Badara Cissé ay ñoom nu mu tudd ay ñoom Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ay ñoom Mimi Touré ay ñi mu am ñëpp mu dem jëli leen parce que ñii ma gis nii c'est des gens yoo xam ne ils sont impopulaires ba pare bi lii xewee ñoom ñëpp a dem ñoom ñëpp a débarrassé wu. bu ñu jógee ci loolu dañuy daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di capitaine Touré nag jamono ji moom moo lëmbee information yeeg li ni mel ba tax na nag moom capitaine Touré gannaaw ba mu defee benn publication ci Facebook am di wax rek ni que dafay daal di démission ba nga xamante ni présenté gul lettre de démission wam ci li nga xamante ni moom moo di hiérarchie am li nga xamante ni nag niki vendredi bu ñu dëgmal la ko nar a def ba tax na nag coow loolee ba mu juwee ba tey nekk na loo xamante ne ni bëri na ñu ci waxtaanee waaye nag site bii di Dakar Buzz daal di woon woo ki nga xamante ni moom moo di papam ba tax na nag papam nga xamante ne nii mu ngi wuyoo ci turu Massiré Touré moom nag daal dina yëkkati ay kàddu di wax rek ni que ki nga xamante ne ni moom moo di doomam di Oumar Touré moom nag xàmmeetu ko benn yoon moom nekk na koo xamante ne nii xamul ndax dañ ko atteindre mystiquement wala dossier bi moom moo diis ci loxoom loolu waral mu daal di yëkkati yile kàddu waaye nag àndu ci benn yoon ndax nag ki nga xamante ni moom moo di capitaine Touré certes nekk na ku nga xamante ni nii dafa daal di jub daal di dugg waaye nag li nga xamante ni moom moo di armée nekkul caaxaan ba tax na nag am na secret yoo xamante ni nii boo ko yoree rek waroo di ko divulguer. ci noonee moom papam daal dina xamle rek ni que ay fan a ngi nii mënul jokkoo wala gis ki nga xamante ni moo di doomam ba tax na nag daal dina révéler tamit kii di capitaine Touré daal dina am soxna am benn doom am ñaari doom benn bu góor ak bu jigéen ba tax na sax ñooñee ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di ca caserne ba tax na nag moom capitaine Touré nag ni ki aljuma ji ñu dëgmal rek wax na dem wuyu ji li nga xamante ni moom moo di hiérarchie am leneen lu ci mënti am rek dinañ leen ko dëgtal. dañuy wax nag ci xibaar bi nga xamante ni nii daal dina jub ci conseil des ministres bi amoon démb ki nga xamante ni moo di président de la république moom nag daal dina joxe benn information comme quoi li nga xamante ni moom moo di li nga xamante ni moom moo di état d'urgence sanitaire bi daal nañ koy lever dinañ ko lever fi li nga xamante ni moom moo di le 19 mars bi ñu dëgmal à minuit loolee nga xamante ni ni daal di woon nañ koy décréter ba mu jeexee ñu daal di koy prolonger waaye nag ci information yi nga xamante ni ni daal dina fës
ci conseil des ministres kii di Macky Sall nag daal na jël dogal daal di dakkal li nga xamante ne ni moom moo di état d'urgence boobule. ba tax na nag ni ki le 19 mars bi ñoo dëgmal lay jeex ngir ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon liggéey guddeek li ni mel ñu mën a commencé waat seen ay activité ñu mën a relancer waat tamit li nga xamante ni moom moo di économie bi. dañuy daal di wax nag ci li nga xamante ni moom moo di deuil national bi nga xamante ni président Macky Sall daal dina koy décréter tey jile tey nag dañoo daal di wàcce drapeau yi ngir sargal ñi nga xamante ni ñoom la seen bakkan rot ci yile manifestation waaye nag mouvement bi di M2D ñoom nag dañoo daal di décréter woon li nga xamante ne ni moom moo di journée de deuil national suba ci aljuma bi waaye nag loolee mel na ni ki nga xamante ni moom moo di Jean Paul Diaz moom nag àndu ci benn yoon ndax nag nee na kii di président Macky Sall moom kese moom moo mën a décréter li nga xamante ni moom moo di deuil national ku mooy kookoy rek mënul décréter li nga xamante ni moom moo di deuil national. ba tey sax ñu desandi ci li nga xamante ni moom moo di mouvement boobu di M2D ñoom nag dañoo daal di fas yéene amal ab rassemblement ni ki samedi bi rassemblement bu pacifique nag la ñu nar a amal gannaaw bu ñu décréter li nga xamante ni moom moo di deuil national ci aljuma ji. ñoom nag ñu ngi woo képp koo xamante ni citoyen la ngir nga ñëw ànd ak ñoom dox ci li nga xamante ni moom moo di jàmm ak salaam sol li nga xamante ni moom moo di ay yëre yu weex ñoom nag loolu la ñu daal di wax dañ nañ ko amal nag niki samedi foofee ci place de la nation. ba tey ñu wax ci li nga xamante ni moom moo ñeel manifestation ak li ni mel ndongo yi nga xamante ni ñoom ñoo faree foofee ca daara ju kawe ju nekk ci Gaston Berger Saint-Louis ñoom nag li ñu bëgg rek moom moo di ñu libérer ndaw yi nga xamante ni dañ leen teg loxo ci lu teguwul fenn ndax nag dañ doon amal ab doxub ñaxtu loolu nag la ñu wax rek ni que nañ leen bàyyi ci nu mu gën a gaawee ndax nag ñooñee defuñu dara nekkuñu lu dul ay détenus politiques. dañuy wax nag ci émission bi di RFM matin nag ki nga xamante ni moom moo di Babacar ak Georges Déthié Diop di ko présenté ñoom nag dañoo dalaloon ki nga xamante ni moo di ancien roi des arènes di Yékini moom nag Yékini gannaaw ba nga xamante ne nii amoon na vidéo wam boo xamante ne nii mu ngi doon circuler ci réseaux sociaux yi comme quoi dafa participer woon ci li nga xamante ni moo di manifestation yi waaye ci vidéo boobule ñu gis rek ni que dañ ko daal di xaañ xeer ndax nag moom defoon ñëw rek di bëgg arranger mbir mi. moom sax daan na yëkkati ay kàddu di wax rek ni que ki nga xamante ni moom moo di chef de l'État Macky Sall moom nag na xool li nga xamante ni moo di ndaw yi lu ñu bëgg mu def ko ndax nag jamono ji ndaw yi dañoo daal di yeewu te kenn mënatul def loo xamante ni nii wàllum junjaaj la wala luubal loo xamante ni ndaw yi duñ ci teg seen bët. kon nag na liggéey dañuy daal di teewlu rek benn extrait bu ndaw ci boobule émission. xam nga li ci ëpp solo rek mooy président àdduna ci te dafa mel ni teel na comprendre situation bi parce que jafe-jafe yi du tey la commencé pandémie bi ñëw gën a jaxase carte gi jot na wax tuuti effort yu mu ci defoon mais li ci xaw a dalal suma xel tuuti daal te du tee dañuy xippi sunuy bët di xool wax na ko xam na ni jafe-jafe am na ndaw ñi ñu baree bare liggéeyuñu ba tey des fois da ngay dégg sax ñi bokk ci Pastef ne la lii du affaire u Pastef Sénégal la li tax muy Sénégal mooy am na crise bu jiite woon affaire Sonko ak yu baree bari moom la gars yi dajale président yi comprendre na loolu defaat na ay promesse am ñu ngi xaar mais encore une fois il faut que ñu gën a bàyyi jeunes yi xel.
dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye nag nekkoon propriétaire Sweet Beauty bi nga xamante ni coowle foofu la jógee ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr ci noonee nag ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Khady moom juge bu 8e cabinet bi daf ko daal di convoqué woon waaye nag bu ñu sukkandikoo ci avocat am convocation boobu nag dañ ko daal di annulé ñoom nag duñu wuyu ji ci boobule convocation ndax nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di maître Ousseynou Gaye juge bu 8e cabinet bi nag moom moo convoqué woon clientam waaye nag gannaaw ba nga xamante ne ni daal dina joxe bile dossier ñoom nag mënuñoo dem wuyu ji juge bu 1er cabinet bi dañuy daal di xaarandi rek beneen convocation ngir ñu dem mën koo dem wuyu ji. ba tey ci xibaar yi dañuy wax nag ci ki nga xamante ni moom moo di Aba No Stress Aba nag nekk ca télévision Futurs Médias ñu gis nag li xew foofee nga xamante ni daal di woon nañu saccagé yooyu les locaux ba tax na nag ki nga xamante ni moom moo di Aba No Stress moom nag dafa daal di def vidéo di baalu ak sénégalais yi di baalu ñëpp ak rek dañuy daal di teewlu boobule vidéo. ay saaga moom du faj dara saaga moom du fajul dara ba pare du fenn lay tax man laaj leen yéen lan ngeen may reproché dama partagé wul wala damaa waxul ci coow li wala damaa ñàkk jël position moom ku ko wax da ngaa bëgg wax la neex man ba may jël position mooy ca gaal ya di ma ne les jeunes bu leen xaar benn nguur bu leen xaar gouvernement ba pare ne gouvernement gestul askan wi donc loolu moom yaakaar naa ni wax bi diggante boobu ak léegi ay changement mënu fi am TFM laa nekk cela ne veut pas dire que ni awma sama baat bu may wax ci biir askan wi man ku ma xam-xam ni je suis free très libre mais yéen lan ngeen may reproché je partage partout boo dugalee Facebook ñu saaga la boo dugalee Instagram ñu xas la nga dem dugal Twitter c'est mes pages fu ci nekk mën naa partage et puis ngay tweet ñuy retweet say tweet muy dem partout dans le monde donc man je pense que en tant qu'influenceur foofu ngeen may xaar léegi bu ngeen ma reproché bu ma génn ci mbedd mi dox ngeen gën a saaga kon man xaw ma lan ngeen bëgg lan ngeen may reproché mais ci kaw ñu waxtaane ko ci xel Aba lii nga def bul ko defati nangam ak sàngam ba mën a xam lan laa def. waaye dañu ne Aba sonn nga baal nañ la non man problème bi du problème yooyu man nit laa koo xam ni genre mën naa kaf mën naa reetaan mais damaa ragal ku ma mere surtout askan wi gis nga peuple bu xajul ci armée xajul ci gouvernement ñu xaj ci benn nit surtout nit koo xam ni peuple bi dañ laa bëgg ba won la ko donc man damay rus bu ngeen gisee wax ji bari wax ji même bu dara xewul day bari donc bu gënee bari mooy damay rus man rus naa teg benn nit lu ko metti wax ma la ak ay nit ñu bari donc baalu bi moom du dakk xam naa ne fii ak 1 mois vidéo bu ma def dinaa ni baal leen ma ak baal leen mais bëgg naa tamit xam lan laa def bëgg naa xam lan laa def quand même parce que tamit ñun ñëpp ñoo bokk même xeex bi ñun ñëpp ci yem mais rus naa rus goo xam ni bu ma gisee ay xale di ma reproché naan ma Aba yow ci marchand ambulant lañ la fekk ba def la tey li nga doon donc dëgg la mais lan laa def ba tax xale yi di ma reproché génnal ba ma génn xale yi di continuer reproché li ngay def c'est pas vrai du loo gëm ba bàyyil TFM loolu bàyyil TFM loolu lan la donc wax leen ma nag bu ngeen sonnul du ma sonn ci vidéo yi ba keroog ngeen may wax. dañuy wax nag ci avocat bi di maître Dior Diagne moom nag dafa daal di porter plainte yeneen naataangoom avocat ku ci mel ni maître Bamba Cissé ak ki nga xam te ni moom moo di Papa Samba Sow moom nag da leen porter plainte lu mu leen di toppee rek moom moo di ñoom dañ koy tuumaal ci mbir ba nga xamante ne ni moom bu maître Dior Diagne nee na bokku ci takkew ci laalew ci muy wàllum Ousmane Sonko ba tax na nag amoon message boo xamante ne nii nee nañu message bu fuité la woon avocat Ousmane Sonko yi nekk dañ ko daal di jotoon message boobu nag ñu daal di wax rek ni que maître Dior Diagne moom moo ko daal di bind loolu la waral nag ki nga xamante ni moom moo di maître Dior Diagne mu daal di porter plainte yooyu les avocats. internetu Feeling Dakar cant ak ngërëm ñeen na leen fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci seen i xibaar.